man Soumboulou maa ngi seetaan Sénégal live waxtaan bi foofu la Sénégal live yéen nag mbaa kar ngeen ko mbaa yéen it yéen a ngi koy kar mbaa yëg ngeen ni waxtaan bi foofu la Sénégal live kon léegi lay doon Sénégal live kon léegi lay doon. جميع السيئات وقطعنا بها عن عبادنا وبلغنا بها من جميع الخيرات في الحياة والعالمين آمين 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 loolu gudd trop gannaaw bi ñu delloo nuyu sénégalais yi seetaan yëpp di nuyu ak di gërëm kilifa réew mi kilifa diine yi kilifa aada yi di rafetlu seen taxawaay ci réew mi ndax wax naa ko ci sama intervention yi jiitu bir na ma man ni ñoom lañ ca waroon def nañ ko ca bañ ko waree def te aajowul ñu koy jéebaane wala ñu koy wax ci kaw dafa fekk nag kilifa diine moom orma rek lañ ko waralul am na loo xam ne bu naree xotti orma suñu waxee ci suuf yem ca waaye ku bañ a dégg ba mbir mi tàng sa loxo yi di nga dellu si ñoom nga war leen kon ñu leen di gërëm ci taxawaay bi di gërëm kilifa aada yi bu baax tamit di gërëm ñi fi teew ñëpp ñii fi nekk ñëpp amul kenn koo xam ne politique wala parparloo moo la fi andi amul kenn koo xam ne li nga daj ci fan yii parparloo moo tax waaye ñi fi teew ñëpp leen tax a jóg ba tax ñu daj ci lu ma ci dajul man mooy Sénégal yitte gi ñu am ci Sénégal patriotisme ak am certitude ni dañu war a taxaw ngir réew mi dañu war a taxaw ngir ëllëg dañu war a taxaw ngir suñu doom ak suñuy sët kon ñoom ñëpp dama leen di gërëm man personnellement waaye dama leen di gërëm ci turu peuple sénégalais ndax peuple sénégalais la ñu taxawal ñu Ousmane Sonko ñi fi jóg ñëpp nag sonn ci bu doon jëm Ousmane Sonko rek peut-être 10% yi dinañ génn wala 15% yi bu kenn naagu ba foog ni yow yaa tax Sénégalais yi génn déedéet li tax lii am mooy yëg-yëg bu kenn ku ne am ni suñu réew suñu askan mi ngi traversé ay moments yoo xam ne bu ñu seetaanee ba mu demee nenn ren defe naa dina rëcc définitivement kon maa ngi leen di gërëm ñoom ñëpp ci turu peuple sénégalais bu loolu weesoo may sargal jigéen ñiit ndax gis nañ seen taxawaay ci xeex bi te tey dañ leen ko mandargale muy journée 8 mars jigéenu boor bu nekk nag du jigéenu Pastef kese jàpp nañ fay jigéenu Pastef gis nañu seen dëgër laay ak seen muñ ak seen xeex ba fi mujjee waaye jigéen ñi taxaw jàpp ci xeex bi ñi ma mën a lim ak ñi ma mën a limul defe naa Adja Yacine ngi nii toog sama wet sama avocat ay dëmbooje gi ne ñoom may mën a buusu ak keneen su ma leen doon lim tey du jeex ñoom Aïssata Sabara ñoom dum tuddati Mame Diarra Fam ñooñu ñëpp nag ku ma limul rek bu mu ci mel ñu delloo leen dugal leen ci journée bi di leen jaajëfal bu baax mbokk yi li xew ci réew mi doy na waar li xew ci réew mi def naa ñoom Decroix ñooñu ëpp expérience foofu ñooñu fi gën a yàgg
waaye gëw ma ni lii fi xew mës na fee xew ci Sénégal du événement 63 du événement yi ko jiitu du 68 du 2000 du 2012 88 93 ba tey jii defe naa lii xew ci Sénégal mës fi xew ba tey jii Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale journal boo ubbi Sénégal mooy numéro 1 ci actualité mondiale kon loolu du lu tuuti il faut que ñun sénégalais ñu mun koo natt xam lii li mu doon ak lan la war a marqué ci suñu histoire réew parce que su dee mënuñu ci jël ay jàngat waaye gagné ci ay points ba lii dootul am ci réew mi bu boobaa defe naa dañoo sacrifice yi dootul jëriñ dara ñi ci seen bakkan ron ñi ci gaañu te ñu bëri ñeneen ak ñeneen ak ñeneen defe naa dootul jëriñ dara kon bu ñu waxee loolu dañuy delloo njukkal ni ma ko defee ci ñi nga xam ne seen bakkan ron na ci te dinaa ci dellu si ma def ko ci ñi gaañu ndax ñi gaañu bëri na te am na ci ñoo xam ne gaañu yu xaw a garaw la di ñaan yàlla rek mu bañ a weesu foofu di leen delloo njukkal ndax mbir mi ñooma du ñun di ci def nag di ci jagleel ngërëm bu particulier ñi nga xam ne mooy ndawu Sénégal yi la jeunesse sénégalaise di leen delloo njukkal bu particulier nous avons une jeunesse formidable yàgg nañu wax ndawu Sénégal yi nii ndawu Sénégal yi nële déedéet suñu jeunesse dañu am avance ci ñun li ma gëm mooy suñu jeunesse dañoo am avance ci ñun te taxawaay bi ñu taxaw wane na ko ndax ku dem di jàmmaarloog alkaati mu yor arme yor lu la mun a rey yor lu la mun a gaañ yow yoroo lu say loxo te defoo ko parce que da nga am dërëm booy xaar ndax am na ñu féete beneen fànn ñu leen di jox xaalis pour ñoom ñu dem rey faat ay bakkan yow defoo ko ngir dërëm boo xaar waaye xam nga ni sa avenir moom moo nekk en jeu kon ngàcce gàllaama jeunesse sénégalaise boobu te ñu leen di wax ni day door rek bis ni ki tey na ngeen xam ni réew mi seen réew la décision bi seen décision la ñun acteurs politiques yi ci seen waaw la ñu war a doxee yéen la ñu war a déglu kon bu leen nangooti di seetaan ba mbir mi egg foo xam ne buñ ko waree récupérer sax li muy yàq di boo moytul dina ëpp liñ ci mën a jëlee te loolu naa ci dellu si bu si kanam yi ma wax nag nii ñooñu ñépp nag nga xam ne sonn nañ ci mbir mi même ñi toog seen kër di ko naqaru même ñi yor seen kurus ak seen sijaada di ñaan bu ma nekkee fii tey di waxtaan ak yéen xam leen ni yéen a tax ndax bu ngeen amuloon taxawaay boobu waxuma la tey jii waxuma la àjjuma bi passé waaye lundi 8 février laa waroon nekk Rebeuss kon tey du fii du ma toog di wax ak yéen kon bu leen kenn gëmloo ni dañ ñoo may faveur may ñu faveur waaye seen taxawaay li mu firndeel rek mooy li tubaab naan la souveraineté appartient au peuple mooy kàttan dëgg sañ-sañ dëgg ci réew askan bee ko moom kenn moomu ko ñoom dañoo faral di wax loo wax ñu ne la force reste à la loi restera à la loi waaye la loi mooy le peuple la loi du député la loi du Macky Sall la loi du Antoine Diome la loi mooy la volonté populaire ku dem nag ba sàggate ko foog ni loi yi ñu voté te peuple bi voté ko mun nga koo jalgati di ko teg ci kaw nit ñi peuple bi dala koy fàttali te loolu moo leen dal tey kon taxawaay boobu ngallaawaay bu mu dajati Sénégal bu mu dajati parce que li ñuy wax les grandes démocraties boo gisee njiit yi am lu ñu sañul foofu mooy askan wi dafay taxaw jonn di leen surveiller saa suñu commencé génn rek nit ñi génn ne leen lii duñ ko nangu ñu dellu si waat kon ñun ñëpp nañu am taxawaay boobu bis di ci tey
ma wax tamit nii ñii nga xam ne ñi ngi ci kaso yi tey lu ëpp téeméeri nit ñi ngi ci loxo Macky Sall ñii Tambacounda ñii Kédougou ñii Ziguinchor fii Ndakaaru ba Saint-Louis Tivaouane fu nekk jàpp nañ fa ay nit ñoo xam ne sàccuñu reyuñu nit wuruñuñu laxasuñu ay billets détourné wuñu xaalisu réew mi seen crime mooy dañoo manifester te constitution moo leen jox droit ñu mën a manifester loolu ñu ngi massawu ñooñu waaye di leen xamal ni duñ leen seetaan te dinaa ci ñëw bu si kaname di massawu it ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen alal parce que dégâts matériels yi bëri na loolu du woon cëslaayu mbir mi ñi jóg di manifester duñu ay bandi duñu ay saay-saay ay nit nag mën nañ cee rax waaye loolu taxu leen woon jóg te it suñu xeex jubluñu ko ci askanu sàngam wala réew sàngam du loolu mooy suñu xeex waaye dafa fekk da am fu mbir di toll lépp mun na cee jaxasoo lépp mun na cee am waaye loolu du woon cëslaay bi parce que ku bëgg a yor réew ak ku bëgg a defar réew doo toj alalu jàmbur doo yàq oto jàmbur doo toj kër jàmbur kon loolu ñu ngi koy massawu bu baax it ñi mu dal di massawu njabootu ñi ci faatu di leen jàll te bu soobee yàlla dinañ góorgóorlu ba kenn ku nekk ñu def suñu délégation ñi fi nekk ñépp dox ñëw jaale si leen di massawu njabootu ñi gaañu lañ ci mënit ci taxawut nañ ko def di massawu njabootu ñi nga xam ne tey caabi féete na leen gannaaw wax leen it seetaanuñu ñooñu ndax gannaaw bu ñu jëlee avocat yi leen war a défendre kenn ku ne ñi ngi góorgóorlu ci lañ la mën a jàppale ba doo tumuranke wala sa njaboot du tumuranke waa mbokk yi lii lépp lan moo ko waral lii lépp ci ay tiis yu dal ci Sénégal lan moo ko waral li ko waral mooy li tubaab di wax cupidité ak boulimie du pouvoir mooy xiif bi nga xam ne Macky Sall ak ñi mu àndal xiif nañ ko nguur ak yaakaar nit ñoom dañoo war a mun a yor nguur gi toog fi ba faw lii lépp looloo ko andi moo ne de ay at ci gannaaw loolu la ñu xeexoon ba ay bakkan rot fi li andi lii mooy nguur gi ñu teg ci loxo Macky Sall ne ko jox nañ la suñuy moyen jox nañ la budget jox la administration jox la justice jox la armée jox la lépp loo soxla la ñu bëgg mooy nga defar réew mi la ñu bëgg mooy ndaw ñi am liggéey. mouvement citoyen muy kuy société civile ku ne d'accord maak Macky Sall rek teg na doole googu sa kaw loolu moo ñu andi ci lii mu ànd ci ak ay nitam yoo xam ne duñ ko wax dëgg bal sax boo moytuwul ñoo ko yées moom ci boppam ndax lii am lépp nag acteurs yi bëri na de waaye li ci ëpp acteurs yu ndaw la boo ko doon seet ñeenti acteur la muy Macky Sall Antoine Diome Malick Sall ak Bassirou Guèye ñeneen ñëpp ay suq lañ yoo xam dañ leen di defloo ay ancien directeur du domaine ak ay avocat ak ñooñu yëpp dañ ay pion lañ waaye ñeent ñii musiba Sénégal yëpp ci jamono ji ñu toll tembe ci ñooñu la. est-ce que jaadu na 16 millions de Sénégalais ñeenti nit rek lëmbe leen est-ce que war nañ ko mën a continuer nangu ci dëkk bi loo wax nag ñu ne la ñun ñoo yor nguur force restera à la loi te loi boobu duñ ko tudd lu dul bu dee opposant loi boobu dañ koy wëlbati pour mun a jot ci opposant waaye ñoom saa suñu waree loi bi war a dal seen kaw mu ne mukk du fi am ñaata nit ñoo fi def njombe yoo xam ne kenn mënu ko tudd te ñi ngi romb Sénégal yi di leen narge loolu nag lañu mënut a nangooti looloo tax nit ñi jóg ne lii dootuñu ko nangu dootu fi am ñu war nag di waxtaan dëgg ndax Macky Sall li ko bewloo
bokk na ci ñun sénégalais yi ñenn ci ñun sénégalais yi balaa may dee nit ñi toog ñii naan analyse politique lañu ñii naan lii lañu ñu naan c'est un génie politique parce que yow mën ngaa dal ci sa adversaire mën ngaa complot sa adversaire mën ngaa jënd sa adversaire wëlbati ko ba suy waxati doo xam lu muy wax lu mu doon loolu mooy génie politique ñun on a besoin de génie d'État koo xam ne bu ñu la jënkee réew nga defar réew mi waaye soxlawu ñu ay génie politique mooy li ñu la dénk nga liggéey ko ba Sénégal yi soo ne woon sama deuxième mandat jeex na maa ngi dem ñu ne la bàyyiwuñ la parce que résultat nga def waaye jël doole bi ñu la jox rek di dal ci kaw nit ñi 9 ans de Macky Sall li fi am musul am ci Sénégal ñaata adversaire la tëj ñaata adversaire la faagagal loolu ba kañ loolu nag dañu mën a tul nangoo si te nag lii mu def dañ koy tuddee ci tubaab haute trahison mooy wor di gën a rëy ci wor yi mën a am ndax moom biñ ko falee dafa teg loxo ci suñu constitution daal di waat ne waat naa ni dinaa respecter constitution bi lii mu def de respecter constitution bi dinaa nekk au service des Sénégalais lii mu def du nekk au service des Sénégalais ku dem ba yow dong nga wéet ak sa peuple nga wéet yow ku fi nga nekk ak sa juróomi nit sa peuple nekk en face de toi nga am sañ-sañu yónni sa ministre bu immature mu ne peuple boobu yépp ay terroristes lañu peuple boobu yépp dafa am ay intérêts yu ne seen gannaaw di leen financer ndaw ñii dañoo mës a gis ku leen financer taxaw saaga sa peuple ñëpp wéet yow dong sa pale tey soo demee ville soo ko fekkee foofu moom dong ak palem cundum peuple bi yëpp nekk fii su dul woon militaire ak armée bu nekk suñu diggante tey jii kenn ay bagage am dañ koy kon loolu foog ngeen ni mooy haute trahison parce que liñ ko joxoon ci ay moyens du woon pour muy comploter contre les adversaires politiques dama wax tey ñu ne ma contrôle judiciaire waratoo wax ci dossier bi ma ne juge bi bu ngeen ci waxee ma wax ci ndax saa su ne dossier amoon na fi dossier Khalifa Sall gis nañ ko dossier Karim wax na su ngeen dégloo nit à 8 heures à 9 heures yéen a koy jox seen benn journaliste mu ne les secrets de l'audition su ngeen ci waxee dinaa ci wax ndax man kenn du ma tënk waaye damay gaaral Sénégalais yi wallaahi dama ko waat wallaahi lañ ma tuumal bu amoon du ma nangu benn Sénégalais am xoosu waxuma laa bakkan bi ci rox parce que bu boobaa du ma yem ci lañ ma def rek kese mais damay doon criminel kon ñii fi faatu tey yépp man maa leen faat responsabilité Macky Sall la ak comploteur ba tax nag ñu ne ab président de la République am na loo xam ne du sa sañ-sañ amul président de la République boo xam ne war naa féewale peuple di boole nit ñi ñu jàmmarloo di xuloo wala di xeex amul président de la République boo xam ne war naa gouverner ci li tubaab di wax haine ci soxor ci bañ nit parce que àndul ak yow rek nee na d'accord ak yow nga ne kii tey ma faagaagal ko président de la République te ñun ñëpp nag ñu war ko cee bañ a jàppale parce que discours de la haine léegi lay doog a am Sénégal tey da lay doog a léegi Sénégal ñu tudd ethnie nit waasoo nit ci politique wala ñu tudd gëm-gëmam ci politique loolu ñun ñëpp kenn waru ko d'accord te di ci woo ñëpp nag ba ci booleel médias yi ñun ñëpp dañu góorgóorlu opposition de programme de projet d'idée d'accord mais def ay programme semaine bu ne ay nit ñëw taxaw di saaga nit di xas nit di ŋàññ nit di wax ci ñoom moom loo xam ne du dégg suba du dugg ngoon mu yor njaboot yor ay nit yu ko bëgg yor ay militant loolu mooy taaw réew nañu delloo si suñu xel mbir mi sottante xalaat la opposition d'idée de programme la waaye du opposition personnelle kenn ku nekk deram rek la am
waaye xëy suba ba ngoon jot di wax ci nit di wax ci nit di wax ci nit tam ko dëmm wax ci mbokkam wax ci waajuram loolu amu fi woon ci Senghor amu fi woon ci Abdou Diouf amu fi woon ci Abdoulaye Wade mi ngi fii doog a am te dafa war a dagg. Macky Sall moomul réew mi ñun ñëpp ñoo war a jël suñu responsabilité te lii defe naa buñ ci génnee dina doon leçon pour ñun ñëpp parce que maa ngi seetaan programme yi je vois moins d'arrogance ñenn ñi sax ñëwetuñu dem plateau waaye suñu demee plateau dañuy wax ju sedd. Est-ce que waroon nañu toog ba egsi fii gouvernance de l'arrogance xëy suba ba ngoon jot di saaga nit ñi loolu ñu ñëpp war nañ cee jël ay jàngat. ku ñu dénk réew ñii nga xam ne ñooy say takk der nga xam ne kaaraange société bi moo leen tax a jóg warloo leen mettre ci benn situation bi parce que takk der yi ma gis ñoo gën a am lu leen naqari fi mu toll nii ndax xam nañu ki ñuy dóor seen rakk la. xam nañu ki ñuy gaañ seen rakk la koo ci wéetal xolam seddul ku ñu jox réew war ngaa moytu loolu war ngaa moytu banqaas yi nga xam ne ci nga toog nga mettre leen yoo xam ne ñoom seen bopp dootuñu bëgg dara ci liggéey bi. may rendre hommage nag gendarmerie nationale ci seen professionnalisme ci seen sens de la responsabilité ak seen hauteur. Man dama leen mujj naw GIGN bés buñ may jàpp ba tey may déposé fi ma dem noppalu ji seen loxo laa nekk. Brigade de recherche, nous avons une très grande gendarmerie. ngallaawaay bu ñu caaxaane suñuy institution. Des professionnels dinañu respecter ordre mais sans zèle sans brutaliser kenn musuma sax bëmëx kenn musuma xoos kon ñooñu ku am lu mel noonu àdduna bi yépp ñeeñu ko ngelawaay Macky Sall bul yàq suñu réew. gendarme boobu gaañu barki démb ci ñi ma yoroon la 12 GIGN ñi ma yoroon la di professionnel bu mag a mag a mag un patriote, une fierté pour le Sénégal. ñeewante bi mu amoon ci ñi mu doon sànni grenade bi moo tax mu téyewaat ko hésitation boobu moo yàq loxoom tey. kon yooyu nañ ciy bàyyi xel te gëm naa ni mu amee ci gendarmerie la amee ci yeneen corps. kon politicien yi bu ñu yàq suñu diggante ñun biir Sénégal waaye suñu diggante suñuy institution rawatina gendarmerie armée police ak keneen ak keneen. di wax tamit nii Macky Sall dafa trahir le peuple sénégalais. Macky Sall mooy le seul responsable de lii xew nii ci réew mi te responsabilité boobu duñ ko bàyyi mu jaas. Macky Sall amul légitimité pour jiite Sénégal tey amu ko woon démb tey doog a ñëw ndax man bokk naa ci candidat yi nga xam ne dañu génnee 2019 maa waxoon candidat ñeenti candidat opposition yi ne leen position de principe du ne génne nañu génne xale yi ñu xeexte waaye position de principe mooy duñ ko reconnaître amul légitimité il est le président légal waaye du président légitime. defe naa même nu man ci ñeenti candidats yi maa yor position boobu ba léegi mosoo leen ma dégg ma ne ko président Macky Sall laa koy wax parce que légitimul dafa mbuxum élection yi. légitimité boobu nag li ci desoon lu tuuti su doon des na moo fi nekkatul kon suñu newoon ci yenn situation yi Macky Sall dañ ko war a wàcce tey jii suñu nekkoon ci yenn situation yi waaye foofu nag laa bëgg askan wi déglu ma nañu déglante bu baax a baax a baax parce que loo gis rek tey ak daal daf cee baax. benn bu kenn dem pale génne Macky Sall ne day wàcc par force parce que loolu baaxul ci démocratie fi mu mën a jëmee réew mi du baax moom bu xoolee boppam ba xam ni amatul légitimité pour jiite Sénégal mu ne jóg naa man démissionné na askan bi yëpp jóg tàccu ñu préparation anticipée ñi war a dem jàmmaarlu waaye bu ko deful
nañu ko gunge ba mandaam jeex waaye bu kenn dem ne dañu koy wàcce. ñaareel bi yenn borom xam-xam yaa ngi wax déjà gouvernement d'union nationale ñun de sama bopp laa mën a waxal ak ñi ma àndal bokkuñu jegewuñu benn xeetu gouvernement bu Macky Sall parce que dañ koo nawloo wut ba war a mën a ànd ak moom ci gouvernement parce que koo dem ba ni def na haute trahison mënatoo wala fi ànd ak moom ci ay gouvernement. léegi nag mu des fi ma bëgg a waxtaan ak Sénégalais yi révolution bi am na ba noppi kenn mënatu ko arrêté bu ñu ne woon compet Ousmane Sonko yóbbu wala ñu def ko Decroix ñu def ko Cheikh Diadji wala Khalifa Sall wala ku munti doon du tee lii ma gis ñi ci ndaw ñi kenn mënatu ko arrêté. La révolution est en marche te gën see gudd 2024 ñu mottali ko. la ca des mooy nañu bañ def erreur yi nga xam ne réewu Afrique yu bëri def nañ ko mooy dañuy conduire cette révolution ba jekk ci cappaandaw bi mu am ñu ñëw ne ko coppet rawatina nag armée parce que réew am na fu muy toll armée day jël mbir mi te ñaare armée day am ay puissance yu bokkul fii yoo xam ne dañuy jël seen nit pour ñooñu jël réew mi bu ñu sàgganee ba armée jël réew mi lépp lu ñu doon yóotu ak di ko préparer daañu ko ñàkk. moo tax ma ne nañu bu ñu syndrome malien baa ngi fii keroog bu ñu defee seen révolution bay waaj a yegg ñu ne armée génn na ñu topp ci char de combat yi di tàccu laa ne mbir mi jeex na ñàkk nañ ko. noonu la amee feneen ak feneen ak feneen moo tax révolution bi am na ba noppi Macky Sall mënatu koo téye kenn mënu koo téye kon nañ ko encadrer parce que stratégie dafa baax ci lu nekk du lépp nag lañuy wax ci terrain waaye suñu responsable ñun ñëpp askan bi mooy nañ ko encadrer ba yegg fi ñu bëgg a yem waaye nag teewul loolu tekkiwul nag ni dañoo firi Macky Sall rek di ko seetaan niñ koy encadrer mooy dañuy exiger imposer benn agenda à partir d'aujourd'hui parce que loolu la peuple bi bëgg te peuple bi mooy imposer le rapport de force kenn ci ñun mënul imposer rapport de force isolément ñun ñëpp suñu dajaloon suñu parti mënuñu ko peuple bi moo mën a exiger imposer rapport de force boobu nag bokk na ci benn lu ñuy exiger la du lu ñu ñaan Macky Sall de amul layam yi lu ñu exiger Macky Sall la bu ci njëkk mooy ñii nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi te muy responsabilité moom Macky Sall nañu jox ndàmpaay seen waa famille mënul tax ñu rattraper li ñu ñàkk waaye man Balla Gaye numéro 2 maa ngi déglu Sénégal live forever sa kaw ca kanam ci lu baax yéen a fi ne